ay jërë ngeen jëf étudiants yi réew mi ak bang gi ñu nekkee borom réew mi nee na basta le témoigné nañu Macky Sall yaana maar ci fitna ju ñuy dégg ak di ko gis ci université yi ci réew mi te bu ñu ci wax rek dégg ci loxob étudiant démb bi ñuy amal pose première pierre bu institut supérieur d'enseignement professionnel ba ñuy def ca Matam fa la dànkaa fa étudiants yi sàkku ci ñoom ñu bàyyi fitna ak yàq gi ñu nekkee nee na étudiants yi waruñoo def ci seenum xel rek ne bu ñu ne géej gi lay na rek dañoo war a génn di tojate ak di yàqate loolee lu ñuy dakkal lay doon journal bi nañu lim na fayit yu bari yi nga xam ne état bu Sénégal defal na ko étudiants yi ngir bëgg seenu nekkin gën a ñoŋ vox populi nañu melokaan ak doxalinu étudiants yi mitti na ko lool moom président Macky Sall ba fa kanamu yàlla nee na leen na université yi jël seeni responsabilité ndax lii bu dakkul ñun danañu ko dakkal président Macky Sall wax fay ne li réewum Sénégal di def ak di ko daj ci élèves ak i étudiants am ngir bëgg seenum njàng gën a gën amul menn réew ci Afrique wërngal këpp wu koy daj source nañu ca ndaje moomee mu yëkkate yooyu la kàddu moom président de la république mu di ca ndajem pose première pierre bu institut supérieur enseignement professionnel moom Macky Sall dafa far melo ne géewalub ministre enseignement supérieur Cheikh Omar Anne waxal na ko fa ay baax ak i mbaax yoo xam ne journal bi jàpp na ne Doudou Ndiaye Mbengue sax ak Farba Ngom ak beneen géwél bu mu mënoon a doon mënuñoo def lu ko raw ci teewaayu recteur yeeg directeur yu ISEB yeeg directeur yu ENO yi fa la féddale ak cantam moom Macky Sall ci Thierno Boundiom rafetlu li muy daj ci enseignement supérieur wax ña fa teewoon ne ministre enseignement supérieur di Cheikh Omar Anne mi ngi daj lu nekk ngir ñu yokk allocation yi ñu jagleen jàngale mu kaw mi di enseignement supérieur source tegal ñu ci ne nee na ko maa ngi lay féliciter maa ngi lay encourager vox populi nañu xamuñu lan la Cheikh Omar Anne defal Macky Sall mbaa lu mu ko wan waaye war naa rëy ndax simil na ko sàppo ca njum simil na ko sàppoy démb ca Matam ba ñuy tàmbali liggéey yi jëm ci ISEB bu dëkk ba dëkk ci lu la neex mbaa dëkke ay neex mëneesu ko léegi ko nañu moo taxit moom président Macky Sall tournée économique am bi nooyoon nepp ci moom ca diwaanu Fuuta tàmbali naa woo Kong ma nga fay gis ay sagar yu xonq ndax ay ñaxtu kàdduy président de la république Macky Sall ci xët mu njëkk journal bi mooy wax ak nit ñi di leen xamal ne su ngeen amee lu leen metti mën ngaa génnee sagar yu xonq wane ko li fekk fitna raxu ci rek mënees na ko lijjanti la muy lijjanti ca Matam moom jiitu réew mi l'observateur mi ngi ñuy xamal ne xëyum ndaw ñi ci la bokk ne waxtaane nañu ko bu baax a baax ca ndajam conseil des ministres délocalisé gañ doon def ca Matam soleil national nañu finalement ñeenti téeméeri milliards ak juróom fukk moom la ñu fas yéene dugal ca Matam ci wàllu programme régional d'investissement public li njiitu réew mi wax ci fitne ji ñuy nimmiku ci université yi yéenekaay bi di soleil national xëy na duñu ko fàttali ci xëtamu njëkk mu di na université yi jël seeni responsabilité te xam ne dafay dakk Moustapha Niass mi jiite AFP alliance des forces de progrès nee na dafay joxe lengey réew mi quotidien nañu 2022 la wax nee na ci la fas yéene wàcc ci bopp parti bi bàyyi keneen mu yéeg latir bi nañu yeex na koo def ba mu waree dem moom Moustapha Niass dafa yàgg AFP dafa dem ba léegi mel na Moustapha Niass kott la parti bi di alliance des forces de progrès amatul benn doole ndax kàngam ya ca bokkoon daan ko may doole ñu bari ci ñoom buub nañu seen i déeba ki déeba déeb dajale seen i kalmanjangaan dem seen yoon la si ne kay nañu moom Moustapha Niass nee na après local yi 2022 yi ci la fas yéene dem wax na it ne bëgg na bés kenn ci aw ñoñom doon président de la république bu Sénégal Vox Populi nañu Moustapha Niass nee na 2022 ci la fas yéene tekki ay jaajam joxe parti bi laaj bi nag moo di léegi kan moo koy wutu ci bopp AFP journal bi gisee ci ne lu ñuy lijjanti lay doon ci diggante Alioune Sarr docteur Malick Diop ak Mbaye Dione Cheikh Mbaye di taximan bi ñu fekkoon ab néewam ci canal yi ONAS ya ca Kees Libération nee nañu ab jarbaatam leen xam la ci enquête bi jàppagum li ko taqal moom jarbaat bi bokk na ci ay bagages personnels yu Cheikh Mbaye yu ñu fekk ci moom boole ceekit bi ñu koy enquête waxul benn wax bu taxaw ñu taxawaat ci Les Échos ak jëyee ji mu ñu ne moo am démb ca Kër Massar ubbil yéenekaay bi benn boy siraskat bu am ñaar fukkeet ak juróom-benn moo jam paaka benn cousin bu am 18 ans ba mu faatu journal bi nañu li indi coow li moo di moom booy bi dafa am ku mu sirasal ay dàllam ba noppi ne ko fanweer la waa ji ne ko amuma ko ñu nekk ca di jàppante cousin bi ñëw di arrangé ba ne waa ji jox ko ñaar fukk loolee nag moo indi coow li ba ñoom ñaari cousin yi ñu nekk cay jàppante benn cousin bi génne paaka bojj ko ki ci des yéenekaay bi nañu ñoom ñaar nag di ki ñu rey ak ki ñu ne moo ko rey ay cousin yi lañu yu jege bañ na ko sax ba ñoo bokkoon benn néeg bu ñu dëkkoon ca Malik. NCA assurance santé famille wér-wérle Samawono Marseille créole Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen gamme Opalia ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye ñu ngi leen di gërëm yéen it mbokk yi xibaar ak RFM bokkoon na ci li nga xamante mooy ab dogal tukkee ci njiitu réew mi président Macky Sall ginnaaw aw tiis woon ci waax yu Malika ay bakkan yu rot ci géej gi président ne léegi ak tere rek tere ci bërëb yi ñu mayewul ndigal nit war faa mën a féyee ci wàllu woowu sàkku na ci jëwriñ yi di ministre forces armées ministre intérieur ak mbooloom ñi yore gox-goxaan yi ñu jël matuwaay yëpp ba bërëb yi ñu tere gone yi bañ fa di mën a jotee ba di fa loru wàllu xibaar bokk na ci ngan gi mu amal ci bët gànnaar bu Sénégal moom
njiitu réew mi président Macky Sall seetlu gi mooy ñi yore morso yu xonq yi daa am ñuy jëflante ak ñoom ca du police du gendarmerie waaye ñii nu du pay nervi yor seen i ponkali yat di dóor ak gaañ ak jàppe ca dara fekku leen ca wàllu xibaar bokk na ci it gis-gis bi Malick Gakou am ci tournée bi mu amal moom njiitu réew mi ci bët gànnaar bu Sénégal Bougane Gueye Dany na ko noonu kenn ci ñoom jàppewu ko tournée économique Bougane Gueye Dany nga woon ca Richard Toll foofee askan wi yegg nañ koy tawat bokk na ca ñu ubbiwaat frontière di diggante Sénégal ak Mauritanie waaye defal leen pont Cheikh Mat ba nga xamante ni dina doon ak yombal ci ñoom Malick Gakou nga woon ca Taïba Ndiaye di am ci waax yu Sénégal rawat na ca gi ci mujj yóbbu daanaka fukki bakkan ca Malika président Macky Sall la mu gis mooy ak tere plage yi nga xamante ni joxe su fa ndigal ngir mën faa féyee ñii di kilifa yi daal di fa yabal ay agent yu ni mel ngir daal di doxale tere googe woo na ci ministre forces armées ministre intérieur ak mboolem collectivité territoriale yi ngir ak wóoral ak kaaraange ñeel yooyu waax yu Sénégal ci kaw tournée bi mu amal ci bët gànnaar bu sunum réew moom jiitu réew mi ci wàllu économie ay nervi ñooñee di ñu am jëmm ak kàttan lool yor daanaka léeg-léeg ay yat ak yeneen ñu duppe ay nervi ñoom la ci xibaar di jëflanteeg gune yi nga xamante ne dañuy génnee morso yu xonq ngir wane seen ak mer ak seen nekkin ci kaw occasion boobu leen nga nag njiitu réew mi may waaye ci xibaar yooyu nervi mayuñ leen fu ñuy yàkkee seen nakk di leen dóor ak gaañ ci lu gendarme yi di xool ca jéemu ca dara daanu ànd ak Georges Dethié Diop mi ñu toppal ci nganu njiitu réew mi ca bët gànnaar bu Sénégal ci loolee nay xibaar am ndaje bu mun a am diggante Malick Gakou AFP moom jiital grand parti Malick Gakou waxu ca lu leer donte nag jàpp na ni fileek élection yi di ñëw lu ne xaj na ca fàttali ni moom Malick Gakou nekkoon na jamono numéro 2 bu Alliance Force Progrès bi président Niass jiite ci technique bi Abdou Thiam. ñu tàmbalee xibaar yi wàllu yoon ak li nga xamante ni mooy dogalub tribunal bu nuy xaar tey jii ci diggante Souleymane Teliko juge la Madiambal Diagne jiite këru xibaar gi di Avenir Communication fàttali ni ci sumb bu mujj gi ñetti fan ci weeru juin wi romb président UMS di moom Souleymane Teliko la mu doon sàkku ci patron groupe Avenir Communication bokk na ci juróomi téeméeri million ne ndàmpaay ginnaaw bi nga xamante dafa jàpp ne dafa fësali xibaar yu yàq ak deram fàttali ne Madiambal Diagne ci émission Grand Jury ak RFM waxoon na ci lu ko ñeel moom juge Teliko ci payu gu mu def ci wàllu ay koppar ñeel mission boo xamante daal ci wàllu chambres africaines extraordinaires ci gis-gisu sëñ Diagne ci lu lewul lu dëppwul ak yoon. alxamis tey jiit ñuy amal ab àtte diggante beneen Abdou Karim Gueye xurum xaax ak kii di Mame Mbaye Niang ca tribunal grande instance hors classe bu Ndakaaru lay doon ñu fàttali ni moom sëñ Gueye moo daal di waxoon jëmee ci moom sëñ Mbaye Niang ci ne bi yëf yi tàngee lool jamonoy dossier Adji Sarr ak président Ousmane Sonko moom Mame Mbaye Niang da doon defi pexe ngir dem fekki Ousmane Sonko di lu Mame Mbaye Niang weddi ba mu set jàppe xibaar yu wérul waral kon woolu gi ci kanamu tribunal RFM juróom-ñetti waxtu tegal ñeenti minutes. RFM rajo askan wi. président Macky Sall di wéy di tiisoo ko wax ci li nga xamante ni mooy gune yi faatu ci waax yu Sénégal plage bi rawatina ca Malika ak la fa wadd keroog nay bakkan moo waral moom jiitu réew mi ci conseil des ministres démb ca Matam xam le ni faaw ak tere ca it ci wàllu woowu faaw luy jëmmal tere gi maanaam woo na ci ministre forces armées intérieur naka noonu ak mboolem collectivité territoriale yi ngir kon ñu wóoral plage yu Sénégal yi tere bërëb yi nga xamante ni maye su fa ndiggalu ko am pays ca Malika nag ak ñi nga xamante ni ñooy association bi yëngu ci wàllu li nga xamante ni mooy maître nageur yi ñoom ñu koy yëglu bu nu sañoon ñu ne ñu gën a yokk li nga xamante mooy sécurité bi foofee dem nañu sax ñoom association bi bay sàkkum ndaje conseil interministériel ngir jël ci matuwaay yi war dañu cey déglu Moussa Dia mooy secrétaire général association maître nageur ci micro Pape Balla Gueye. wax dëgg yàlla jot na autorités yi déglu askan wi ndax tey zone bi màgg na màgg boo xam ni kenn mënatul téye askan wi loolu c'est impossible l'armée sax mënu ko kon nañu vraiment aménager des zones de baignade fexe encadrer askan wi yar leen au niveau aussi des écoles def nañ ci ay programmes yoo xam ni de sensibilisation loolu ministère de l'éducation nationale sunu courrier dem na foofu du benn du ñaar parce que nous leur avons proposé des programmes de sauvetage et de secourisme intégrés dans le programme scolaire même bu fekkee ni sax en fin d'année scolaire la ñun mun nañu ñëw pour une semaine ñu waxtaan ak xale yi ñu sensibiliser leen vacances yi mi ngi ñëw yéen a ngi dem géej kon sangoo leen fii def leen nii bu leen def nii mais lenteur administrative yi moo tax loolu mënuñu ko def ndax ministère boo fa duggee dañ lay valseloo
ba nga sonn léegi nag président wax na ko li koy saafara daal mooy un conseil présidentiel comme président bind na ci wax na si vraiment nañu dem ci loolu ñu saafara problème bi une bonne fois pour toutes mu jeex. maire bu Ngayeen Sabax moom ci wàllu aw yoon la bëgg yoon woo xamante ni danañ ko def fa ñoom boo di désenclavé dindi naqaree dem gi ci ñeent ci ay commune bu ko defee dajaloog jaarandoo gi Kaolack wàññi fayit accident yi ak it ab yoonaw teg yi ngir woto yi mag yi di ay gros porteur ñu teewlu ko ca moom Gumbo Gaye ak Ibrahima Diamé. tali bi Joko Nganda jëm Kaffrine ni mu mel tey camion yi Joko Casamance war a dem Touba soxlaatul ñuy jaar Kaolack su fekkee ne poste carré Nganda def nañ ko tali li tax mooy tali boobu tey bu amee day traversé 4 communes muy commune u Médina Sabax commune u Ngayeen commune u Diamagaajo ak commune u Nganda te tey booy jógoo ko fii dans la zone sud war a dugg Kaolack entrée Kaolack bi mun nga fa def 30 minutes lu ko waral parce que camion yi nekk foofu ñooy def embouteillage bi ensuite boo xoolee accident yi dafay am côté boobu camion yi ñoo koy waral 3e position donc tey axe boobu poste carré Nganda buñ ko bitumé moins de 35 kilomètres non seulement économiquement ñeenti communes yooyu dina ubbeeku mais également camions yi jëwtuñ soxlaa jaar Kaolack pour dem Touba Mbacké automatiquement il passe par poste carré Nganda Diourbel et Touba Mbacké ni mel léegi piste de production moo fa nekk mais boo xoolee piste de production boobu bu tawee camion mënut fa jaar Kélimane Nganda bon na bon goo xam ne bu tawee camion mënut fa jaar donc bu ñu raccordé diggante boobu le pont de Farafenni d'une importance capitale tey camion yëpp di génn sans problème kon kay bitumage bu amee foofu kay kenn dootul jàmbat dara macha allah. ñu del si Ndakaaru dem ba Géejawaay ak bande filao yi nga xamante ni déclassé gi tukkee ci dogalu njiitu réew mi di wàllu décret daf ko daal di maye askan wi ñenn ci ñoom di ko ñaawlu bokk na ca ñi bootu ci forum civil jamono yu mouvement J'aime le Sénégal ñoom gis safaan wa mu mel ni xaajaloo am na ci seen biir Oumar Mbow ciy leeral. fii ak i fan Géejawaay dootul am Michel Mendy mooy yëgle li nu mel bi ñu sukkandikoo ci coordonnateur départemental bu forum civil dogal bi nga xamante ni jël nañ ko ngir déclassifier bande filao yi jaarul yoon. décret bi na ci dellu siwaat décret bi na ko abrogé ñun d'accorduñ ci tey Dakar moo région bu gën a tuuti Sénégal mais ñi ëpp Sénégal Dakar lañ dëkk oto yi daf fi bëri pollution bëri am na ay région Sénégal yoo xamante ne bañ fa jëlee àll yi agressé environnement bi gis nañ ay villages yu disparaître boo demee Saint-Louis di nga ko gis nañ Tëngéej nu géej gi rëccee ñëw ba ci cimetière yi suba ëllëg loolu mooy xew Géejawaay parce que forcément day am ay conséquences. bi ñu sukkandikoo ci moom dogal bi nga xamante ni njiitu réew mi daal dina gaawantu jël ko ci jamono ji nga xamante ni maire yi dañoo jeexal seen i mandat li nu mel day wone ne ab mafia la. amul benn yoon buñ ci boolee population de Géejawaay li xew mooy mairie ville moo am benn projet aménagement au littoral bi mu wax conseil municipal yi nañ ko votal délibération suñ voté délibération bu déclassement bi génnee ku nekk dina fa am kër parce que dañ fay defar ay cité municipale loolu xew tamit ci yeneen mairie yi nekk ci peggu géej gi yëpp. génnub société civile bi nag daanaka ñëpp ànduñ ci mouvement J'aime le Sénégal daal dina xamle ne déclassification bande filao yi day rek amal njëriñ bu rëy askan bu Géejawaay bi ñuy sukkandikoo ci njiit la di Moulay Camara. tey jii da nga am ay partenaire ñu bëgg am lu ñu def duñu am fuñ ko def tey jii ñu ne li des ci suuf si dañ koy delloo askanu Géejawaay am ñu yuuxu gis nga ñun dañu am kaddu askan wi plan d'aménagement bi ëmpaluwu kenn léegi nag nañu veiller à ce que la nga xam ne moom ñu xaatim ci plan d'aménagement bi ñu appliqué ko. décret kon bu chef de l'état bi daal dina indi ab woro fii ci banlieue bi ndaxte coow baa ngi wéy RFM Géejawaay Omar Mbow. jërëjëf Omar ñu waxtaanee tournée économique bu njiitu réew mi ci bët gànnaar bu Sénégal lañu ci seetlu ci boobu tournée mooy fu mu jaar ak mbooloo am ca ñu rax ak seeni morso yu xonq yi fësal ay ñaxtoo ki tawat waaye ñi ñu duppee nervi ponkal yooyu yore yat ak yeneen ñoom mayuñ leen fu ñu yàkkee seen nak di leen dóor ak a gaañ ak te ca loolee du lu jaadu ca it seetlu geneen gi mooy ci lu gendarme yi di xool jéemunu dara Georges de ci jóg. daqante sanante ay xeer ay gros bras yi muur seeni kanam bëgguñu gis lu xonq ci yoon bi jëm ca l'hôpital bu Ourossogui. ay ndaw ñu leen di malmené di leen di toroxal ñenn ñi ñu dugg sax ba ca biir kër ya génne leen dugal leen ci ay oto yu nervi ya loolee yëpp di amee yenn saay ci kanamu sandarme yi brassard rouge yi la ñuy tere noonu fi njiitu réew mi war a jaar te am na ñi mu métti. yenn saay xol yi jóg yenn saay waxtaan wi amee ci dal. parce que booy bu ñu jàpp ni di ko tëgg loolu moo métti xale bu jigéen bi xoolal ni muy jooyee. nous sommes pas des minables
nous sommes pas des mineurs il faut ngeen être comme dawal compréhension maximum surtout yow muy mag maa la demandé le s'il te plaît ok je crois li nga wax waxu nit la mais ñu ne wax li mu naan comme ay kii benn caméraman bi tombé ci scène ba ñu ne ko mu arrêté filmer laata loolee yëpp ñi bokkee ca Fuuta Tampi ñu ngi woon ca bërëb ya. léegi ñun lu tax ñu taxaw fii tey mooy Fuuta dañ koo fàtte rien du tout Dagana ba Dembankaani gisuñu fi loo xam ni vraiment dinañu satisfaire dañoo jàppee ay xar. ñoom nag nee nañ duñu bàyyi mu sedd manifestation yi danañ leen wéyal gros bras yi ñoom di wéy di raxas fi njiitu réew mi war a jaar ci mbeddu Matam yi ngir bañ mu gis lu xonq Georges Déthié Diop Matam RFM. jërëjëf Georges moo ñu toppal ci ngan gu président Sall ci bët gànnaar bu Sénégal ngan geneen gu kilifa geneen di amal mouvement gëm sa bopp Bougane Gueye Dany la mu ko duppe mooy tibb tànk yi njiitu réew mi bokk na ci fu mu teg tànk moom Bougane Gueye Dany fu ci mel ni Richard Toll foofee àdduna fa jëmee ci dogalum njiitu réew mi ci fukki junni yi mu fas yéene baaxee chef de village bu ci ne ci réew mi weer wu ne mu gisee ko dogalu bu lalu ci politique moom Bougane Gueye Dany askan wa ci ngan gi mu amal ci Richard Toll yéegee ko it ay tawat bokk na ci ubbi waatu frontière Sénégal Mauritanie naka noonu it li nga xamante ni mooy defarum pont Semat bu Richard Toll Mamadou Diagne. ak mbooloo bu takku ñoo daal di daral kii di Bougane Gueye Dany jiite mouvement gëm sa bopp fii si biir Richard Toll ak ay doléance bokk na si doléance yooyu lii di pont Semat mu nekk ab infrastructure boo xam ne indi na ay gàllankoor yu bëri si askan wi yeewoo fii si biir Richard Toll. mënuma comprendre tey jii Richard Toll pendant 12 ans ñu leen di naxe benn pont jël pont dex gi dagg dëkk bi ñu war ci def pont ñu koy jël di ko politiquer. ma ne mbéjum kanam borom moo koy fajal boppam. si kanamu militant mi kii jiite mouvement gëm sa bopp mi nga xam ne ni njiitum réew mi ndogal bi mu jël ngir daggal salaire ñi nga xam ne ñooy chef de village bi nekk lu dul naxe mbaay. moom président nee nay yéen chef de village yi daf leen di joxi salaire kañ ngeen xalaat jox chef de village yi salaire 2021 ñun gëm sa bopp dañ ko dugal ci suñu programme dañ ne chef de village dañoo war a am salaire war nañoo fexe ba bàjjani gox yi ñoom it am salaire dañu dem ba budgétiser ko 40 milliards nga yokk ci budget bi 40 milliards 200. mu profito si tournée bi mu tuddee tibb tànk fii si biir wàllu kii di Bougane Gueye Dany mi ngi sàkku si autorité yi ñu daal di ubbiwaat frontière bi dox si diggante Sénégal ak Mauritanie. mënuma comprendre ñu bàyyi waa Mauritanie seen baag di dox di dem di dellu si ñun waa Sénégal suñu ay dawalkat yi gaal ak ñi nga xam ne dañ ci doon liggéey tey jii mënatuñu ko loolu encore une fois ñu ngi interpeller les autorités pour que ñu taxaw ci pour que ñu régler ko. yamul foofu ndax kii di njiitu mouvement gëm sa bopp di Bougane Gueye Dany mi ngi sàkku si kujje gi ñu daal di booloo nekk benn si élection locale yi ñu jëm. Mamadou Diagne fii si Richard Toll ngir rajo Futur Média. jërëjëf Mamadou. Malick Gakou président bu grand parti mu nga woon moom ca Taïba Ndiaye ca département bu Tivaouane lu jëm ci wàllu gisewaat gi diggam ak waa AFP ëllëg dàqu ca dara waxu ci lu leer kii di président Moustapha Niasse taxawaayam boobaak léegi ci Sénégal rafetlu na ko gis na ni ku participer contribuer ci développement bu sunum réew la wax na it ci ngan gi président Macky Sall di amal ci bët gànnaar bu Sénégal ngeen baal ma dafa gis ne daal yëpp ya du tournée économique waaye politique la campagne bu ñu lëmasee économique Cheikh Anta Diop. Moustapha Niasse mi secrétaire général bu AFP yëkkati kàddoom na ci atum 2022 dina joxe lenge yi yeneen i kàngam ci parti bi ñu bëri di lam-laamee ne nag dafa bëgg a dajale képp ku musa nekk AFP te génnoon kii di Malick Gakou jiite grand parti fii ci Taïba Ndiaye jaajëfal Moustapha Niasse waaye nag ndax dina delluwaat ci parti bi tontu lii de leerul lool. mais xam nga yaa ngi may dugal ci débat AFP li nga xam ne moom nga ma laaj nag bu jotee ba ñu wax ñu ci dara daañu ci mën a tontu waaye lépp loo xam ne day boole Sénégalais yi di defar réew mi di boole xol yi di ko defal pour que ñu ànd liggéey ci sutura ngir Sénégal grand parti war na ko mën a saytu ku ñu ci woo ñu mën ci waxtaan ak yow waaye tey jii AFP la tudd grand parti la tudd tey jii nag mooy le 16 juin muy déclaration bi nga xam ne nii le président Moustapha Niasse defoon na ko ba taxoon ñu ñëpp ñu bàyyi li ñu nekkoon dem ànd ak moom ça fait 22 ans déclaration boobu lam ci jublu woon mooy yaakaar ju mat sëkk ngir Sénégal lu ëllëg yàlla mottali yaakaar boobu. tournée bi nga xamante ne njiitu réew mi ngi koy amal nag ci biir réew mi Malick Gakou gis ne amul dara lu muy indi ci yokkute ci réew mi
war nga xam ne tournée boobu li ko gënoon am solo mooy li tax sénégalais yi jaaxle li tax ñu tumranke nga régler seen problème waaye di tourné mel ni ko dugg sareetu jinne di wër réew mi. Malick Gakou nag dikkoon fii ci Taïba Ndiaye ci nag ab tournée bu mu doon amal ngir jàppale néew doole yi ba tax na jël na ay jumtukaay yu takku jébbal ko maternité bu Taïba Ndiaye nee na dafa gis ni fii ci réewum Sénégal jigéen ñuy wasin di ci ñàkk seen bakkan dafa bari lool. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. RFM Sport. tàggat yaram ñu dalal Abdou Diouf Junior. salaamaaleykum mbokk yi xibaaru tàggat yaram yi dañu koy door rek wàllu football euro 2020 Italie mooy réew bi njëkk a qualifié ndax dañoo daan démb 3-0 waa Suisse noonee dañu defoon waa Turquie kon Italie qualifié na ak juróom-benn poñ yi nga xam ne am nañ ko mu des nag yaakaar bu sew ci waa Suisse yi nga xam ne am nañ benn poñ des na leen benn jongante Turquie moom éliminé nañ leen ñoom nag dañoo amaat défaite seen digganteeg Pays de Galles dara ci ñaar ci wàllu groupe B bi Russie moom daanaka taxawaat na bu baax a baax gannaaw bi nga xam ne daan na waa Finlande 1-0 ñoom waa Russie dañ leen daanoon ci seen jongante bu njëkk Belgique moo defoon li ni mel 3-0 la leen daanoon ñoom Belge yooyu le tey jii la ñuy dugaat ci yëf yi seen digganteeg waa Danemark su 16h jotee lay doon ci groupe C bi Ukraine Macédoine du Nord 13h lay doon su 19h jotee Pays-Bas Autriche Real Madrid ak Sergio Ramos seen diggante jeex na seen capitaine bu am fulla boobu leen nekkoon itam défenseur bu dëgër foofee ca Real Madrid ci wàllu taarix loo xam ne dina ko fa bàyyi foofee ca Espagne ñu koy sargal tey ji kon ci alxames ji su 12h30 jotee njiital club ba di Florentino Pérez ñu ngi ko fay xaar Ramos itam dina àddu jëmale ci wàllu taskatu xibaar yi gannaaw li nga xam ne moo di boobule cérémonie ca Guinée moom Orea AC jëlati na championnat ba démb ci ngoon la ñu def li ñu mel muy doomu Sénégal yoo xam ne nag ñoo nga fa di Khadim Ndiaye ak Khadim Diaw ñoom ñaar ñëpp fa la ñuy football 0-0 lañ def démb seen digganteeg waa Wakriya waaye 0-0 boobule tax na ba équipe bi nga xam ne Lamine Ndiaye di doomu Sénégal moom moo koy tàggat daal di jël 19e titre championnat bi nga xam ne ñu ngi ko doon xëccoo foofee ca fa nga xam ne moo di Guinée muy juróom-ñetteel bi yoon ñu koy tegle di ko jël ñoom guney Matam yooyu le ndax dañoo raw bu baax a baax Sowar Académie mi nga xam ne ñetti bëccëg rek moo des seen digganteeg mbir mi yëf yi daal di jeex ci wàllu basketball ci wàllu góor ñi AS Douane moom daal dinay qualifié ci quart de finale coupe du Sénégal ñoom dañoo daan ñii di waa Port 90-49 muy match boo xam ne nag ndorteel la yombul woon ci ñoom waaye ca muddanteel ga daal dinañ koy gagné ba noppi daal di jublu ci quart de finale yi suñu sukkandikoo ci guney fi nga xam ne moo di AS Douane Angelina Gomis. doole AS Douane nag mooy tir primé suñu sukkandikoo ci Mamadou Gueye pa bi di entraîneur bi li club. dugg nañ si match bi timidement au fil du match ñu commencé am rythme daal di dugal ay 3 points yu bëri loolu nga xam ne suñu identité basket la à l'AS Douane deuxième mi-temps di dem nank ba àgg tey jii si 90 points. match bi dina tax ba équipe bi xam lan mooy ay faiblesse am loole Matar Ba moo ko xamle moom mii di entraîneur Port donte sax équipe am bi deuxième division la. dañoo xool si défense par rapport ak équipe Douane comme ça suñu jeu si équipe ñu xool lu ñu notifié mais pour l'instant ça va am na erreur yu def yu bëri dana tax di nga notifié comme ça suñu jeu équipe DD yi mu si gañ ci premier carton yi nag basket bi métti woon na lool suñu sukkandikoo ci Alkali Mamadou Ndour di capitaine AS Douane. waaw yombul woon parce que mun naa ne équipe bu Port bi équipe bu D1 la ndax ay joueurs D1 rek ñoo si nekk ñoo xamante ne joué nañ D1 ba bàyyi la koy wàccaat ñëw joué D2 kon ça veut dire que am na niveau. AS Douane daal dina gagné Port ci 8e de finale coupe du Sénégal bi AS Douane nag ci boppam daal dina concentré wu ci suite compétition bi maanaam quart de finale yi ñu dëdmal. ci wàllu basket ba léegi ci wàllu góor ñi SLBC moom daal dinay complété tableau ñi nga xam ne ñoo war a def ci demi-finale play-off yi ñoom doomu ndar yi dañoo gagné seen quart de finale bel seen digganteeg waa GIA 59-55 ñu daal di fekki kon AS Douane di championne à titre Duc ak AS Ville de Dakar ci wàllu handball Sénégal mooy juróomeelu réew mi nga xam ne foofee ca championnat d'Afrique yaay am ca Cameroun moom moo jël kon juróomeelu place bi gaynde yu Sénégal
démb dañoo daan waa Nigéria 32-15 ci wàllu demi-finale yi nag Angola moo dem finale seen diggante Cameroun lay doon ñoom waa Angola dañoo daan waa Tunisie 27-23 ñoom waa Cameroun daal di daan ñii di waa Congo 22-21 ñoom waa Angola nag suñu jëlee yëf yi dina nekk fukk ak ñeenteelu titre champion d'Afrique bi nga xam ne jël nañu ko. mu doon seen xibaaru tàggat yaram yi ma amoon mbégte di leen ko présenté salaamaaleykum. waaleykum salaam Abdou Diouf si ñoo wax ñu koy jaajëfal dalal chronique culture bi Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi alxames ji ndoxteelu ñaareeli édition DMX Dakar Music Expo muy festival boo xamante ne Youssou Ndour ak Angélique Kidjo lañ ko bàyyalee mbébét bi moo di gën a fësal li di créativité africaine bi jaarale ko ci ay réseau waaye itam fësal talent wu ndaw ñi ouverture officielle bi jàpp nañ ko bu 10h jotee ca Institut français bu Dakar ci ay réseau waaye itam fësal talent wu ndaw ñi ouverture officielle bi jàpp nañ ko bu 10h jotee ca Institut français bu Ndakaaru jamono yooyu ca Kolda ngir relancer activité cinématographique yi yenn ci acteurs culturels yi nekk ci diwaan bi ñu ngi leen di tàggat ci wàllu écriture de scénario mu di formation bu am solo ci gis-gisu ndaw yi ñuy former leeral yi ak Abdoulaye Diallo ca Kolda. ngir jëmale ca kanam wàllum cinéma ay acteurs culturels yu Kolda la ñu doon tàggat ci wàllu cinéma Abdoul Aziz Cissé nekk cinéaste ak secrétaire général kuréel bu ñu duppee FOPICA moo si rotal ay kaddu. parce que dañu gis ni cinéma sénégalais biñ ko sosee ba léegi depuis les années 50 ba léegi mun nañ ni Dakar rek la yam te gis nañ ni su yeneen région yi suñ ko développé ci yeneen région yi dinañ yokk diversité cinéma bi dinañ tax mu gën a am doole te dina gën a yokk am beeg xam-xam bi. bile activité bokk ci luy relancer wàllu cinéma ci suñum réew ki ko xamle mooy Ibrahima Ngom di directeur centre culturel régional bu Kolda. oui effectivement gëm nañ ne formation bi mun na leen dimbali ci loolu parce que mun nañ doon ay scénariste ëllëg on sait jamais mun nañ doon ay réalisateur wala yu demee noonu mais tamit li gën a am solo aussi mooy que ñoom bu ñu demee ba mun di def ay réalisation wala ñuy bind ce qui est sûr dina doon jaadu dina am importance ñu bind ci seen dëkk. pour Sadik Sall di ab directeur troupe théâtrale fii ci Kolda tàggat bi ñu leen tàggat njëriñ kese lañ siy séntu. par notre voix ñun suñu baat suñu kàddu ci cinéma wala ci théâtre Kolda mën nañ ko ci ràññee dans le monde et c'est ce qu'on souhaite parce que déjà par le théâtre Kolda ràññee nañ ko fenn maintenant c'est le cinéma qui nous reste et c'est un défi. yi les acteurs culturels ñoo saisir bi occasion di lancer appel ci jëwriñ ji ñu denk wàllu cosaan ak i aada ngir fësal soxla bi ñu soxla ci wàllu tàggat. musée de la femme Henriette Bathily moom mu ngi woyal série de conférences bi mu dippee lire sur les femmes et agir alxames ji nag dina ci dalal bindkat bi di Rahmatou Seck Samb newoon grand prix du président de la République pour les lettres ak téere bi di Fergo tu traceras ta route ndaje bi ñu jàpp ko itam bu 10h jotee mbokk yi fi la ñu yem ci RFM.